ku ne xam ne ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. salaamaaleykum amis chers internautes de Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax te leen di ñaanal jàmm di leen nuyu ci nuyoo yi gën a sell yow mi ci réew mi ak ñi ci bitim réew fépp fay mën a nekk ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm comme ni ma ko waxee rek jàmm ci la lépp xaj waaye itam di sàkku ngeen ñaanal ñu jàmm jooju comme Sunugal 24 yéen la fi nekkal saa su nekk dañuy am mbégte di feggoog yéen tey nag may dalal kilifa goo xam ne ñëpp xam nañ ko ci Sénégal àdduna wérngel këpp mu doon suñu papa imam Matar Gueye tey itam dara ñoru ko lu dul taxawaay bu rafet Sénégal ci lépp loo xam ne ak yelleef la waaye itam lu jëm ci cadre li nga xam ne moom la ñu fi yàlla dénk ba suñu maam bàyyi ko fi mu ñëw di ànd ak ñun ci xeex boobu dama koy bàyyi ak kàddu gi imam maa ngi lay nuyu. ok soxna si ñu ngi lay fay nuyoo di ci jiital mboolem seen téléspectateur Sunugal 24 te di am yaakaar ne laaj ak tontu yi ñuy fas yéene seq ñun ñi ci plateau bi dañ ci mën a jële njëriñ waxi noppi mboolem téléspectateur yi incha allah. merci beaucoup imam am nañ mbégte bu baax feggoo ak yow te itam yaakaar nañu ne comme ni nga ko waxee lépp lu ñu fi wax njëriñ lay doon imam am na ci ñoo xam ne tey dañuy def benn amalgame ci ONG Jamra ñu bari te yaakaar nañ ne Jamra état bi lay liggéeyal est-ce que mën nga indi benn éclaircissement bu ndaw ci ONG Jamra lan la ëmb pour ñi nga xamante ne nii dëgg-dëgg xamuñu lan mooy ONG Jamra. d'abord xanaa tontu bu direct ci fi nga tijjee sa laaj. defe naa ne def na 2 semaines toute la presse écrite radio les médias en ligne am na xabaar bu ñu partagé woon concernant Jamra mooy l'expulsion de Jamra de son siège bi nekk avenue Bourguiba jàkkaarloog supermarché ku état di jàppale dinañ la expulser siège boobu doy na tontu. merci beaucoup donc ONG Jamra benn kii la boo xam ne maanaam ñoom daal jàppale askan wi moo leen tax a jóg ba tey ci sama tontu am na ci loo xam ne tey jii bëggoon naa nga gën ko leeral taxawaayu ONG Jamra ci askan wi lan la. waaw xam nga Jamra de yàlla dafa dogal biñ ko sosee ci mois de février 1983 ab journal la woon rek xam naa dinaa leen yónnee photocopie première page journal bi boo leen def seen montage ngeen mën ko def PC. incha allah. alors journal bi li ko taxoon a jóg mooy thème bu nekk dañuy weer wu nekk dañu jël benn thème bu dëppoo ak li itteel askan wi naturellement suñu premier numéro ñu ngi ko jagleeloon les dossiers noirs de la drogue au Sénégal ànd se woon nag ak benn libano-syrien docteur Omaïs boo xam ne wax dëgg yàlla daan nañu taxaw ci travail de sensibilisation bi ñu doon def dans les quartiers populaires lycée Van ak lycée Blaise Diagne sur les dangers de la drogue. Deuxième numéro bi ñu jagleel ko mbirum dégradation des mœurs boobu itam dinaa la yónnee couverture journal bi fii te mu concerné fii nekk internat wu jigéen ñi tey di camp Claudel ay ministre ak ay député yu ñàkk jom te ñàkk fayda ñoo fa daan ñëw gaare seen oto di raasaatu dégg nga di doxaan doomi jàmbur yi dégg nga te ñooñu am nañ lu leen doy ndax jàng moo leen fa indi. alors tu verras que numéro boobu première couverture ci première page bi ñu ngi ne mari infidèle époux volage Jamra photo vous guette effectivement dañu mujjee envoyé fa benn guetteur mu yore appareil photo longue vue
ñu ne ko Mercedes boo gis mu gaare voiture de service boo gis mu gaare ñëw di meeb xale yu jigéen ñi di leen détourner di leen yàq nag ñu fotol plaque d'immatriculation bu ko yónnee rek dès le lendemain ñu ne ko fàngu ci journal bi moo tax dañuy def une semaine rek gisatoo benn oto bu gaare di yàq doomu jàmbur yi voilà kon nag yooyu la Jamra doon def bi ñu demee ba yàgg nag mu commencé di am ampleur ndax dafa am benn ambassadeur Abdou Diouf boo xam ni ci kàngamu ñi sos la loge maçonnique Dakar ci la bokk jote woon nañ fi jote boo xam ne moom moo ñu tooñ ndax ñun dañu ñëwoon ci benn conférence foofa ca Relais Route de Ouakam mu yëkkati fa ay kàddu yoo xam ne dalul xel rawatina auditoire bi dafa bari woon ay tuut tànk muy gaaruwaale naan jeunesse bi jàmbaar lañu waaye seen problème dañu nekk sous l'influence du fanatisme religieux des deux grandes confréries du Sénégal Latif daal di jóg tàllal loxo pour laaj question waa ji ne ko non modérateur bi c'est prévu xaaral ba conférence bi pare nga laaj mu ne ko du ma xaar parce que kii dafa ñàkkee teggin suñu ñaari wasu la monsieur Amadou Bamba Sy Hadji Malick te ñun amuñu lu Touba ak Tivaouane waa ji naan mais c'est incorrect c'est impoli nit ñi di wax conférence bi paregul mu ne ko yow yaa incorrect yaa impoli rawatina message yi ngay jàllale ci jeunes yi nga daje fi du dara lu ay message maçonnique parce que Grand Orient de France c'est la loge maçonnique la plus islamophobe te yow ci taalibeem yi nga bokk mu ne man ngay accusé de franc-maçon coow li sécurité bi jóg ñun tam ay jeunes la ñu woon en 83 toll 85 toll suñu diggu doole jël sièges yi 16 places yi ñuy sànninte chaises yi ci biir xeex bu metti gendarmerie dugg ñu tas conférence kon ñun li ñu bëggoon am nañ ko conférence su franc-maçon la woon te tas nañ alors waa ji porté ñu plainte pour diffamation injure publique plainte boobu nag daal di jaaxal suñu xarit yëpp ak suñu àndandoo yi ñu ne leen bu leen jaaxle ndax bu ñu demee dëgg dana feeñ parce que waa ji nee na ñun dañuy fen amuñu liste franc-maçon comme temps yële rek bi ñu ne Jamra nee na dafa am liste góor jigéen amul dara ba ma dem ca Aliou Nguy Ndiaye le 13 novembre ne ko mu ngi nii ñoom ñëpp noppi nañu fële tamit waa ji naan ne da ngeen am liste franc-maçon yi da ngeen koy wax rek yoru leen benn liste fekk ñun am nañu ñetti feuille de 25 noms à peu près yu ñu yàgg garde dañ ko sàccoon dans la loge maçonnique de Dakar bi nekk ginnaaw lycée ba parce que ñoom ñu ngi fi ba tey sax ñu ne ko dañuy fen baax na ñu photocopier ko ay milliers d'exemplaires daal di ko def ñetti jal benn bi ñu jox ko benn groupe bu gosse ñu ne leen dem leen juma Alaaji Rawane Mbaye bu rue Blanchot beneen groupe bi ñu jox leen ko ne leen dem leen grande mosquée beneen bi ñu ne leen yóbbu leen ko juma Alaaji Yaxya Jóob bu Gueule Tapée nee nañ leen nag bu ilimaan bi sëlmale rek ngeen joxe alors ba ilimaan bi ne asalaamaaleykum rek xale yi taxaw ci buntu bi di joxe ku liir daal ne laa yi le franc-maçon yaa ngi yi Jamra doon wax ndeke diw ci la bokk diw kilifa diw conseiller ci ministère nangam diw te bokk laa yi la dëkk bi ñëpp nga koy fàttaliku parce que 85 yàggul nit ñi may déglu am na ñoo xam ne fekke nañ ko dëkk bi daal mel ni daal dëjë fi am alors période boobu nag portable amul suñu bàyyi Abbas kër gi leen moomu nekkoon sa fan di recevoir ay visite rek ay kilifa fekk boobu ñun taal nañ suñu oto dem def tournée Touba Tivaouane Ndiassane pour alerter autorités religieuses yi ne leen franc-maçon yi dañu porter plainte Jamra date procès bi tel jour la comme ça ñoom itam ñu mën a jël seen matuwaay parce que ñun ñoom la ñuy xeexal alors pas bi pendant ce temps là ay kilifa di ko seet si waaw waxal ak Latif ak waa Jamra ndax lii ñu bëgg yëkkati ci fitna mën na doon loo xam ne baaxul ci réew mi góor gi ne waaw mais waxal yow directement sa problème lan la waa ji ne ko xam nga génn nañ benn liste waaw ñu ngi def coow ci dëkk bi distribué nañ ko ci jàkk yi partout ci benn page rek la mu ne est-ce que yow da nga nekk ci liste bi mu ne ko noonu newuma ci de waaye ca fin wu liste ba dafa def à suivre vendredi prochain. da day ragal la bokk ci à suivre bi voilà alors donc ba ñu defee tournée bi këru diine yëpp la ñu def waaye ñaar rek laa ciy cité ñaar yi ci gën a daw yaram mooy bu Touba bi
boobu sëñ Abdoulaye Sy Serigne Abdoulahad Mbacké moo fa nekkoon mu dalal ñu bu baax a baax ñu expliquer ko tooñ yi franc-maçon yi tooñ waaye dafa mujj gàttal wax ji sax ne yi ngeen doon yëpp jot naa information yi na seen xel dal maa ngi leen di taxaw zahir ak baatin biir ak biti ndax lii ngeen di def ñun ngeen ko defal yéenay suñu loxo ni jox mu ne nag dégg naa da ngeen def tournée balaa procès bi jot waaye loolu tournée métti na dama bëgg nag boole leen ak sama jawriñ bii toog sama loxo ndi joor la ñu di ko wax sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru moo toog tey ci jal foo leen toll ci combat bi te yëgulu leen ko rek mere naa leen alors naka jekk bi ñu laata jóge Touba sëñ Muntaxa jël na alal jox ñu jël oto jox ñu jël ay bon d'essence jox ñu beneen étape bi gën a daw yaram itam mooy bu sëñ Abdoulaye Sy Dabakh moom itam dañ ko fekkoon mu xaw a tawat parce que en 85 pour quelqu'un qui est né en 1904 il avait 81 ou 82 ans alors moom itam mu ne ñokket jóg ne doo leen ma fi bàyyi damay ànd ak yéen Dakar ñu ngi ko góor gi jéggal nañ la mu ne déedéet franc-maçon yi moom foog ñu jóg ci ñoom ñu ngi yàq jikko yi di xajamal diine yi alors ñu naxanteeg moom bàyyi ko muy continuer di wax ak yeneen gan yi ñun ñu rocceeku taal si ñëw te dem Dakar ba ñu ñëwee nag ci jàkku ñoom imam Mbaye Niang fa la ñu imam Mbaye Niang waajaloon place bi pour ñu def conférence bi pour sensibiliser askanu Sénégal ne leen na ngeen ñëw tribunal ngeen jàppale ñu ci procès contre franc-maçon yi. voilà Mame Matar yaakaar naa ne leeral yi am na ci solo bu baax a baax pour ñi nga xam ne xamuñu woon dëgg-dëgg ONG Jamra fan la jaar ba ak si fi bu jaar tey ba am doole ji mu am comme ni nga ko waxee ay kilifa diine taxawoon nañ ci bi nga xam ne bi ngeen koy door waaye li gën a wundu tey suñu waxtaanu tey bi ba waral ñu déplacé wu ñëw fekk si la mu di xeetu ñaawte fi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci biir réew mi di Sénégal yàggul dara ca Nord Foire jàpp nañu fa ay lesbiennes ci samedi bi ñu génn mariage ngóor jigéen bi nga xam ne moo amoon ca Mermoz Sacré-Cœur ana tey ji Mame Matar Gueye lan la ñu mën a wax ci ñaari événement yooyu nga xam ne jot na fee jàll te ñëpp di ko ñaawlu ak ban taxawaay la ci Jamra am. jàngat bi si ku nekk mën a am mooy dafa nekk la continuité de la culture de l'impunité maanaam diw def na ñaawteef sàngam dara fekk ko ci kon man itam xaaral ma ñëw def ko ànd say xel mu dal naka jekk scandale bi am samedi le 17 ca Mermoz la ko jiitu woon yàggul mois de février le 25 décembre 2015 xam nga at moomu suñu borom dafa def lu yéeme mu di xam nga suñu mbokku catholique yi ñoom dañu am un calendrier hégirien grégorien bu fixe ay Pentecôte date fixe la Mardi Gras date fixe la Ascension Toussaint date fixe la alors Noël aussi 25 décembre di màggal juddu yonent Yàlla Isa Jésus-Christ date fixe la waaye ñun nag jullit yi dañu am un calendrier hégirien qui est un calendrier lunaire boo xam ne day tourner moo tax bésu gàmm du doon toujours même période que bi woon daaw alors atum 2015 calendrier musulman yi di tourner ba le 25 décembre mu tombé ñu war a màggal juddu yonent bi mawludul nabi ñaari événement yu am solo ay xew-xew diine tombé lobby homosexuel yi nag def exprès daal di tànn bés boobu tànn guddi googu pour takk fukki sëy ak benn ci bërëb bu tedd bu mel ni école Ibrahima Diouf nga xam ne place bu ñuy tàggatee xale yi la di def ci ñoom xam-xam ak jikko yu baax ci suuf su tedd su mel ni fu seexal islam alaaji Ibrahima Niass tëdd alors ñetti symbole yooyu la lobby homosexuel yi dajale daal di tooñ ñu ngi sargal bu baax commissaire Bokar li liggéey bu am solo ba mu defoon ndax moom amoon na les mêmes informations que Jamra pendant des mois mu ngi téye information bi mais dafa àndoon ak sagom ndax bu teeloon a përëx-përëxi rek góor jigéen yi dinañu daw annuler seen affaire bi waaye dafa ne tekk rek bàyyi leen ba bés ba ñëw ba guddi gi ñëw ba waxtu wa ba ñu tëj seen i bunt seen i hangar école ba nekk ci biir ba tàmbali seen i ñaawteef rek commissaire bi joxe signal ñu dajji bunt yi fekk leen am na nag lu mat 20 yu ne bëxër ñett daw waaye jot na mbaal fukk ak benn mbaalu leen yem ci jàpp leen menotté waaye fekk na fa ay preuve ay pièces à conviction yu demee ni ay préservatif
yu demee ni ay lubrifiant ay bague de fiançailles ay robe de mariée ak yooyu mu dajale paquet jox procureur waaye li ci doy waar nag ñëpp a kontaan waaye dañuy toog ay fan yu néew rek dégg ñu ne libéré nañ leen. libération boo xam ne teguñu ko fenn. ndax commissaire Bokar li charte yi yëpp wax yëpp matal na ko flagrant délit bi am na toftal na ci dem ay preuves alors cette culture de l'impunité la boobu amoon ca Kaolack 25 décembre 2015 ñu mëppal ko ba mu sedd moo jur scandale homosexuel bu samedi barkaati démb fii ci Mermoz waaye bii waxuma la 11 homosexuels comme Kaolack waaye 25 homosexuels. ce qui veut dire que ni nombre baa ngi gën a yokk. ngi gën di yokk bu ñu deful attention ñoom dinañ xëy rek woote gàmmu. boo xam ne gàmmu mariage homosexuel la ndax ñu ngi leen di seetaan ñu ngi ami doole. ñu ngi commencé di am notoriété te ñun ñëpp nous avons des enfants des neveux des nièces à protéger. est-ce que da ngeen a wéet ci xeex bi parce que boobu ba léegi yéen a ngi xeex homosexualité ak lesbienne mais dañu gis ne n'empêche que yéen a ngi gën a am moyen mais dañuy gën a bari ñoom lesbiennes yeeg homosexuels yi. waaw xam nga di Jamra di xeex depuis février 83 comme ni nga ko waxee léeg-léeg dañuy dem ba yëg ne xaw nañoo wéet ci xeex bi waaye nag yëf yaa ngi changé. parce que fan yële rek bi ñuy xeex ak série yu bon yi nga xam ne dañuy def apologie de la fornication la promotion de l'adultère sur fond de pornographie verbale c'est-à-dire bëgg di daganal am jëkkër am ñetti far. bëgg di daganal njaaloog yu ñaaw alors bi yoon et pour la première fois nous sommes 48 plaignants. ndax ku mel ni Serigne Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall di jarbatu Serigne Mountakha Touba la tollu woote o Adama Mboup ne ko Makhtar déposé gu pant bi ñu ne ko déedéet mu ne xaar na ma xaar dama bëgg a bokk ci signataires yi parce que il faut pas que ñu bàyyi ko muy wéet ci xeex donc 48 signataires ñiy jóge Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne kon nag Jamra mu ngi xaw a am tuuti. jóg nañ daal pour jàppale ko ci xeex bi dëgg de sorte que commissaire bi bu jëppal def na même jàlloore que commissaire Bokar li Kaolack 2015 ndax moom itam sàmmonte na ak yi sart yi wax flagrant délit ñaareel ba dajale na ay preuves matérielles ndax fekk na fa ay préservatifs ay lubrifiants mais surtout ay tests VIH sida ndax xam nga déviance sexuelle di loo xam ne ngor bu ko dine bu c'est pas étonnant que état du Sénégal waxal boppam ci ay statistiques bu boppam nee na borom ñaari tur yi téeméer yoo jël ñaar fukk yi ak juróom-ñaar amee nañu doomu jàngoro alors kon même ñoom bu ñuy jëflante seen biir sax dañuy gànnaayoo test VIH pour se sécuriser alors bref ba mu dajale yooyu yëpp nag mu jébbal leen procureur ma bëggoon a leeral ne li presse bi wax ne ki daw bàjjan bi di benn góor bu ñàkk jom te moo leen mag ñoom ñëpp. mais presse bi dañu nekk ki daw mooy médecin bi. mais du médecin nag ñu ngi tilimal deru cette noble corporation de médecins. c'est que dafay liggéey dans le corps sanitaire waaye c'est un acteur psychosocial donc genre comme assistante sociale yi rek waaye du médecin alors moom moo indi yooyu yëpp test VIH ak lubrifiant yeeg yu bon yooyu la yëpp moo ko indi dugal ci ay doomu jàmbur xale yi am nañu am 16 ans am nañu am 17 ans donc des mineurs daw na nag mais police nga koy rëbb te xam naa ne dinañ ko jàpp ndax police am na toutes les informations alors léegi nag dégg nañu ne démb amoon nañu retour de parquet parce que am na ñu naan libéré nañ leen kenn libéré wu leen de retour de parquet mooy bu fekkee parquet bi dafa yaakaar ne war na gën a gëstu dossier bi gën a dajale ay information balaa di leen renvoyer ci benn juridiction quelconque bu demee ba délai de garde à vue bi bëgg a jeex pour bañ a jalgati yoon dafay fab les prévenus daal di leen dénk benn commissariat ne am teel leen ma leen bu subaa ngeen delloo leen ma leen loolu mooy retour de parquet voilà kon nag ñoom am nañu jàkkaarloo tey ak juge bi léegi nag suba incha allah ci ajjuma le 23 ci lay jàkkaarloo avec le juge du tribunal des flagrants délits ñu doon ci profiter nag pour interpeller état particulièrement le président de la république
pour ñu def preuve de vigilance te bàyyi juge bi ak procureur bi ñu def seen liggéey ak teyu bakkan bañ a ànd ak benn influence bañ a ànd ak benn pression te li ñuy wax fu wér lañ ko teg ndax dañu dundoon lu mel nii 2009 la 2009 fàtte xaju fi am na ñaawteef bu mel nii bu amoon mbaaw sëy bu ñu doon takk publiquement ci kaw tooñ ak ñàkk jom. mais est-ce que jàppoo ne tamit li amoon 2015 mën na amaat ci cas bi comme ñoom li ñu leen doon toppee la ñuy toppewaat ñi acte contre nature. non 2015 kenn jugé wu leen. dañ leen libéré noonu rek bàyyi leen ñu dem. voilà déjà ñi ngi waxte acte contre nature lañ leen di toppee est-ce que gisoo ne tamit am na leneen loo xam ne ñoom ñi ngi ci seen ginnaaw ñu leen dooleel ba tax na bi ñu leen jàppee ñoom sérénité la ñu àndal tiituñu rafuñu. waaw xam nga dañu xamul gravité li ñu def. parce que gis nga rapport de police bi wane na ne am na xale yu am 16 ans 17 ans ñu ngi toog à l'aise xamuñu gravité li ñu def alors bu ko defee lu mel ni daf fi amoon 2009 France wañaar loxo Sénégal te loolu gàcce la pour un état souverain maa ngi si joxe preuve yi ku mu neex nga dugg ci site gouvernement français www.gov.fr nga dem ci mois de janvier ci atum 2009 waaw nga xool communiqué conseil des ministres alors su boobaa di nga ci gis benn boo xam ne président de la république française ci boppam di Sarkozy moo yëkkati kaddu mu ngi ci communiqué bi di exprimer sa vive préoccupation après l'arrestation de ces jeunes qui n'ont eu que le tort d'exprimer leur orientation sexuelle loolu ingérence la ba noppi madame Roselyne Bachelot ministre de la santé daa di ko feelu moom moo joxor bi baaraam Bernard Kouchner le ministre des affaires étrangères de l'époque mais ko yaay suñu ministre des affaires étrangères yaay yore suñu kaddu à l'étranger waxal ak Sénégal mu bàyyi ñii et ki ci mujj addu c'est le maire homosexuel de Paris Bertrand Delanoë bi nga xam ne ngóor jigéenam moom moo ko avoué ci benn chaîne de télé française bu ñuy wax M6 daa di ne kii mooy sama far alors moom waxul yem ci dafa bind ay bataaxal jébbal ko à 2 ou 3 maires de ville ici au Sénégal ne leen en ma qualité de président de l'association des maires du Sénégal maa ngi leen di ñaan ngeen wax ak président de la République du Sénégal mu bàyyi ñii alors c'est l'ensemble de ces pressions conjuguées moo aboutir à la libération des homosexuels yi defoon ñaawteef ba foofu ca Mbao moo tax nag ñu rappeler président Macky Sall dëgg la boobu moom il était ministre de l'intérieur je crois ou premier ministre je ne sais pas alors ñu di ñaan président Macky Sall mu def preuve de vigilance ngir mu sàmmal ñu la souveraineté de l'État du Sénégal bi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko fal dénk ko pour mu sàmm ndax ñu France bañ ñu toroxalaat nañu bàyyi juge du Sénégal yi juger affaire bi lu àndul ak benn xër lu àndul ak benn acharnement. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national. Vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.